Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. bi ñu faloo bees en 2000 Ablaye Wade dafa fàtte woon Macky Sall quoi boobu ñoom ñu ngi dëkk Derklé loué foofu noonu quoi moog Marème Faye benn studio foofu mooy pharmacie Derklé bi yeneen koy xam ngeen ko boo ñëwee ba ci rond point xaar yàlla bi nga tourné nii mel ni kuy dem ay castor yooyu noonu am na benn pharmacie bu nekkee nii à droite ñu koy wax pharmacie Derklé kër googu la dëkkoon moog Marème Faye nee na pharmacie nga romb Marème Faye ci oto ci VDN bi xam naa ci poste courant beeg yooyu fii gars yi di entraîné foog naa foofu la wax Farba Senghor mooy nettali de nee na da Marème Faye daf ko seet rek xàmmee ko nag ay Farba taxaw mu ne ko waaw mais Farba ah yéen seen waaj xanaa da ngeen kaa fàtte ndeysaan dafa yàgg bëgg jëkkëram na di ko jàppale xanaa da ngeen doo wax paa bi ne ko mu ut fu mu dugal sa waaj fekk sa waaj boobu ma nga Petrosen comme employé rek nekk fu noonu léegi nag Farba Senghor dama wax ko paa bi ne ko oui c'est vrai en Macky comme paa bi dafa généreux voilà paa bi def décret door ko def ko directeur général Petrosen xam nga loolu ku baax rek moo koy def ah ñu jógee fa mu am ci yow confiance jox la ay ministères yu bëri ba ci premier ministre te gis nga poste ministre de l'intérieur bi ak poste premier ministre bi Karim Wade moo ko proposé papaam bi ñu amee problème poste am na Macky Sall dama xamatul kan la remplacé woon ministère de l'intérieur xamatuma kan la exactement xamatuma général ñaa la xamatuma daal am na daal ku mu fa remplacé woon mais kooku bi mu demee Wade soxla ministre de l'intérieur mais Karim Wade moo ne ko pourquoi pas Macky pourtant ah il bosse bien il peut gérer le ministère paa bi ne ah bon mu ne wéy après mu jox ko ministère bi Idrissa Seck demee am ak Wade problème Wade dàq ko ci gouvernement bi mooy avril 2004 si vous vous souvenez bien mooy ci affaire 44 bi mooy bi Abdoulaye Wade initié na léegi chaque indépendance une région ñu commencé ko Thiès quoi comme Thiès moo dend ak Dakar boobu Idi moo nekkoon premier ministre ñu commencé yóbbu xaalis Thiès pour defaraat Thiès affaire yooyu quoi léegi nag Wade am ak Idi problème dàq ko ci avril boobu noonu léegi nag Karim Wade ñëwaat ne ko papa pourquoi pas Idi Macky ci poste premier ministre bi paa bi nag ah bon mu ne koy acca def ko premier ministre ñu jógee fa mu jëlee ko ci gouvernement bi 2007 yóbbu ko assemblée nationale mais ku la defal loolu yëpp kooku moom moo tax nga sénégalais yi miin la ba xam la personne de Macky Sall nga falu parce que am ngeen problème bu ndaw à cause de doomam nga ne léegi yow da nga koy toroxal njabootam jiñ ko fi ay sàcc def répression ci seen kaw ba léegi nii jubawul ak Ablaye Wade ba léegi dafa jàppal Wade en ndax li mu amoon ak Karim Wade problème li mu amoon ak Ablaye Wade problème te mu jógee ko ci Karim Wade mooy bi mu koy oo ne ko pour mu ñëw assemblée nationale pour rendre compte nit ñi léegi bi mu ñëwee noonu répression bi mu commencé ko ci Karim Wade damay delluwaat ci affaire CREI bi mais ñi mu defoon ci liste bi ay ñoom Ousmane Ngom ay ñoom Farba Senghor Omar Sarr ñoom ñëpp ñu ngi woon ci liste bi ay Samuel Sarr ay Awa Ndiaye après ñooñu ñëpp tey ñu ngi ànd ak moom te ñooñu dafa waxoon ne ñooñu dañoo sàcc xaalisu Sénégal mu def leen ci liste bi ne da leen di yóbbu CREI léegi ndeke moom CREI bi objectif bi lenn rek la woon mooy Karim Wade la bëggoon a wan de quel bois il se chauffe ban matt lañ koy xàmmee moom loolu la bëggoon a wan Karim Wade léegi rek na affaire Karim Wade génnee na ko dëkk bi léegi jël na affaire CREI teg ca suuf dàq Aliou Ndao procureur spécial ba moo tax man leen gis ngeen waa ji nii il ne respecte pas les Sénégalais te gis nga ci moment boobu Ousmane Ngom biñ ko convoqué gisuñ ko benn corps d'élite GIGN corps d'élite bu gendarmerie mooy groupement d'intervention de la gendarmerie GIGN moom la jël jox leen avion ñu dem benn hôtel bu nekk Kolda fekk fa Ousmane Ngom takk ko dugal ci avion bi indi fa mujjee Ousmane Ngom léegi ñoom ñaar ay pot lañ ay gaañ nii lañ def te Ousmane Ngom dafa amoon interdiction de sortie du territoire de mais avant interdiction bi di jeex interdiction bi kon dafa ànd ak Ousmane Ngom moom dem tukki kon waa ji yàgg nañoo def maa tey yàgg nañoo yàpp yàgg nañoo fontoo
acte bu nekk posé na ko mu jàll bi mu jógee koo ci Karim Wade ci Khalifa Sall la ñëw tooñ ko toroxal ko parce que Karim Wade parce que Khalifa Sall moo koy gagné Dakar loolu métti ko mu ne kii dinaa ko éliminer comme gagné na ma ci local 2014 yi te su ma ko bàyyee élection présidentielle yi di ñëw sama objectif mooy ma am deuxième mandat te deuxième mandat boobu au premier tour laa ko bëgg gagné te Khalifa Sall mii moom Dakar léegi nag mu jël Khalifa Sall éliminé jaay ko doole patam mais xañ ko ay droit yam lever immunité parlementaire am avec la complicité de sa majorité tëj Khalifa Sall toog ba mu neex ko ba élection ya passé mu ne ko acce génn mais nag du yombee noonu ak Sonko de Macky billahi wallahi watallahi gis nga jeunesse bi instant bi dañoo déterminé Sonko du yombee noonu de te yaa gën a xam ne du yombee noonu parce que Sonko sax si boppam moo la njëkkut a may loolu moom bi muy def conférence de presse am lan la wax daf ne Macky Sall kenn waru kaa may li mu nekkee mu koy dérouler kenn waru ko may loolu opposant dafa war a nekk Sénégal ñu xam ne Sénégal c'est un pays de démocratie opposant dafa war a am léegi suñu nekkee di ko daw mais lii kañ lay jeex ba kañ mais lii c'est une occasion pour ñu affronter ko jàmmaarloo ak moom wan ko ne ko carrément du yow rek yaa fa war a nekk démocratie dafay am opposant loolu mooy charme démocratie Sonko ne maa tey dem ci salon de massage te moo tey dem ci salon de massage bi léegi gars yi dañoo bëgg a jël affaire bi yóbbu ko feneen xam nañ ne affaire viol bi ay fen la c'est pas avéré léegi nag seen mercenaires yu bon yi ay ñoom commissaire Cheikhna Keita ak ay Aïssatou Diop Fall ak ñeneen xam nga lan la ñuy wax instant yi ak ces chroniqueurs de merde là yu nekk seen TV mooy Omar Faye lëndëmal askan wi ak Pape Makhtar ñoom dañoo nekk foofu di neexal Bougane ñoom dañoo bëgg comme Sonko daanu léegi ñu propulser Bougane pour ñoom bu Sonko daanoo rek après Bougane il va prendre la place de Sonko bëgg leen ma par force loolu mënta nekk je n'ai rien contre Bougane mais yàlla su mayee nit dara da nga koy nangu yàlla ku nekk am na lu mu la may léegi moo tax ñu toog nag ñoom ci télé yi fu mu nekk nii waxatuñ waxu viol bi de lan moo tax mu dem fa la ñuy wax mais yéenee ñan bay wax Sonko fu mu war a dem ak fu mu war a dem yéenee ñan vous vous croyez tout permis quoi toog ci télé naan waaw waru fa woon a dem ñii di ñëw naan ay si kinésithérapeute la waroon dem mais yéen fi ngeen di dem est-ce que nit ñaa ngi koy lijjanti Sonko am droit dem fu ko neex Sénégal noonu la war a demee opposant dafa war a dem fu ko neex parce que dafa am droit opposé wu du noonu warul nekk noonu nguur gi bañ koy wër pour di ko tegal ay ndëgg sërëx di ko piéger mais ñoom ku nekk opposant radical comme Sonko noonu lañ lay def léegi Ousmane Sonko nag ne loolu il faut que ça cesse ne résistance dañoo war a résister résistance bi nag naa fekk ne nañ appel à l'insurrection lay def ku ci mel ni kooku di Ceddo Murit moom ci noonu Ousmane Sonko la bokk moom it dafa profité ci réseaux sociaux yi ba siiw di commencé nag di am benn genre jalousie ci Ousmane Sonko te Ousmane Sonko du seen morom def leen ko ni ko yàlla def mu noppal leen su ngeen ko deful ni ko yàlla def da leen di sonal yàlla dafay xool nit ku ko neex mu def ci nit kooku li ko neex qulillahuma malikal mulki tu'til mulka man tasha xanaa gëmu leen yàlla noppalu leen Ousmane Sonko mënu leen ci moom dara ma indiwaat li yonent ba waxoon Aboubacar ne ko inna allaha maana yàlla mu ngi ak ñun Dieu est avec nous yàlla Ousmane Sonko la àndal léegi nag commissaire Keita boobu noonu nga xam ne moom lañ njëkk a dàq hors cortis waxoon naa ko sànq ndax dafa waxoon ne dafay lakk dorog bi te lakk ko Macky Sall dàq ko full le camp ci dàq ko ca xaj mu toppaat ci gannaaw Macky Sall nag di neexalaate fu mu nekk nii pour am dara parce que dafa nekk retraite tekkiwuñ dara poste seen poste moo leen gënal Sénégal ma ngay yàq dara Ousmane Sonko naan waaw Ousmane Sonko lu tax mu dem ci salon ba te ba mu fa demee sax def na fa dara yaa ñeme yàlla commissaire Keita mag mu toll ni yow am ay sët contre Ousmane Sonko bëgg a neexal Macky Sall tax nga toog ci télé bi di wax lu dul dëgg yow gàcce nga daal ci Sénégal Omar Faye moom moo nekkoon l'avocat du peuple nee na waaye ci affaire Ousmane Sonko bi depuis bi mu nekkee chroniqueur Sen TV ba léegi day neexal Bougane dafa ñëw rek contre Ousmane Sonko depuis bi
Bougane amee Ousmane Sonko problème ci affaire inondation yi Bougane ñoo ne bu leen nangu ay récupération politique ba Ousmane Sonko tontu ko après ñu échangeante ay propos boobu ba léegi moom il prend toujours la défense de Bougane Gueye Dany parce que c'est un chroniqueur à Sen TV xam naa Bougane da koy mosal dara ak yooyu noonu wala mu bëgg di neexal Bougane pour mën a am place foofu noonu bu baax te moom dafa doon oote ne révolutionnaire la fu dëgg féetee foofu lay nekk mais fu mu nekk nii il essaie toujours de discréditer Ousmane Sonko moo booy ba Pape Makhtar Cheikh Omar Tall daal moom moo ci xaw a tane ci chroniqueur yi foofu noonu mais ñoom ñaar fu mu nekk nii lu ñuy wax toujours lan moo tax Ousmane Sonko di dem ci salon ba yéen fa ngeen di dem nit ñi ñu ngi koy wax mais ñaata nit ñooy dem ci ay salon de massage ñu leen di masser constitution bi dafa terewut ne bu ku am ambition présidentielle wala ku nekk député waroo dem ci salon de massage loolu bind nañ ko ci constitution bi loolu c'est une affaire privée xam nga affaire bi si lan ngeen war a wax Sonko jiiñuñ ko ndax dafa dem ci salon de massage ndax dafa am rapport sexuel ak Adji Sarr mais viol lañ ko jiiñ viol mooy nga ñëw di tëdd ak jigéen te amoo consentement yam d'accord ci avec 2 armes te xoolal si début ba nag lañ gëj a wax waxu fetel yi ba léegi affaire yi pistolet yi waxatuñ ko léegi de bàyyi nañ affaire yi pistolet bu yàgg tegee nañ ko de côté léegi nag waxatuñ sax léegi ci affaire viol bi léegi daal si lu ñuy wax mooy jëm ko takkal def na fa dara mais bu ko neexee sax man am naa certitude ku ma tegaloon kaamil mu rekk ne Sonko melul noonu il est de bonne foi li ko fa yóbbu woon mooy dem ñu maaseel ko ginnaawam léegi nag xam nañ ne affaire viol bi Adji Sarr dañ ko manipuler dafay fen léegi nag ñu ne léegi nañ ko jéem a takkal ne comme moom day oote affaire yu jullit léegi moom am na lu mu seq ak ndaw sa mais bu seqee ndaw si dara lan moo si seen yoon fii ku dul def bàkkaar amut yéen ñi taxaw ci télé yi di ko jéem a tuumaal li ngeen di def moo gën a bon fuuf am na ñoo xam ne jabaru jàmbur yi sax dañuy doxaan sax ay jabaru jàmbur ñun lu ñu xam dafa bëri de Dakar lañ nekkoon xam lu bëri xam ay jigéen ñoo xamante nii dañuy doon nettali te ñun yàgg nañoo génn di gis man génn naa dem Almadi gis benn ministre làqatu ànd ak benn gel boo xam ne man ak moom ñoo takkaloo woon kër nii te xeñ na kooku man daanaka sax dama yàlla baal man soxlawuma ko mu ànd ak moom ak yeneen yuy xew yoo xam ne ñun xam nañ ko mais duñ toog fii naan dañuy dévoiler quoi parce que ñun ay nit sutura lañ ñoom ñoo nekkul ay nit sutura pour bëgg a yàq projet Pastef bi moo tax ñuy manigaser lii yépp pour bëgg a yàq projet Pastef rek maa ngi dégg suñu yaay yu baax jooju Aïda Mbodj nga xam ne ndeysaan nitu dëgg la Aïda Mbodj la Lion de Bawal nee na dafa am benn SMS boo xam ne dafa fuité quoi comploteurs yi saay-saay si ñoo ko doon envoyé far jum envoyé ko avocat Ousmane Sonko ci pool d'avocat yam bi kenn ñu yónnee ko ci ñu ne ko duñ ko emprisonné mais dañ koy traîner dans la boue quoi on va le traîner dans la boue maanaam dañoo bëgg a yàq deram tilimal deram ba dootul tekkeeti dara quoi mais loolu taxut xolu sénégalais yi gën ci Ousmane Sonko de yéen lii da ngeen a waroon a jël dossier bi teg ko ci suuf xam nga lu tax ngeen waroon a teg ci suuf tuumaal nit viol affaire yi mërs sëriñ si def délégation di dem ci Ousmane Sonko di compatir ne ko ñii dañuy fen waxuñ dëgg sëriñ sëpp jóg nañ ñépp tarixa yëpp dégg ngeen gis ngeen démb waa njegéen yi bu Thiès def nañ déclaration wane ne Sénégal dafa war a am opposant te Macky Sall lu muy def nii yëpp bëggul am opposant te Sénégal démocratie moo fa nekk Ousmane Sonko mu dem ci salon de massage lan moo ci seen yoon fu ko neex lay dem am na ñoo xam ne sax ñu ngi doon wax naan waaw si kinésithérapeute la waroon a dem waa léegi yéen lu tax mànduwu leen mais nit da ngay màndu jullit da ngay màndu léegi kan moo leen wax yéen ne leen si kinésithérapeute la waroon dem te moom mu am médecin bi prescrire ko na ko demal di def massage yéen du ngeen màndu bañ nit jar na lii mais xanaa Ousmane Sonko bu demee ci salon de massage boo xam ne am ay kinésithérapeute nekkuñ fa mais xanaa dina ñëw si docteur am na ko docteur man de fa may dem du ay kinésithérapeute ñoo fa nekk mais docteur da koy wax na ko mais Ousmane il faut nga dem ut un kinésithérapeute yéen xam ngeen Ousmane Sonko façon massage bu mu soxla ban massage la mais nit da ngay màndu bañ nit jarul lii li ngeen bëggoon amu leen ko yéen ci début ba da ngeen a foogoon dañuy wax ne Ousmane Sonko tuumal nañ ko viol
dem na gendarmerie jàpp nañ ko moom la yóbbu nañ ko ci kaso ga ubbi nañ instruction ngeen foog noonu lay yombee te moom mayu leen ko xale yi ànd ak moom mayut leen loolu kenn mayu leen loolu. Ousmane Sonko dafa génn def discours am xapp ci kaani toj ci lingom tàngal mu saf-sap na leen li ngeen bëgg du yombee noonu oote résistance te résistance du ay taal ay pneu de foofu ngeen ko bëgg a jaar naan ko ay dafa def appel à l'insurrection seen terme yooyu nga xam ne fondé wu leen ko fenn lu dul ay caaxaan te chaque jour ngeen gis ko fi def lu gën a bon bu ngeen ko wax seen Aline Dumbourou Sow bu bon boobu noonu fii la génn wax ne na pël yi génnee ay jaasi pour ku nar a xañ Macky Sall 3e mandat bi ñu jàmmaarloo ak moom loolu appel à l'insurrection la incitation à la violence la affaire u ethnicisme la tamit parce que dafa oo benn communauté pël na leen jël leen ay jaasi loolu bu nekkoon ci état bu sérieux ko kenn waxatu ko dañuy lever immunité parlementaire am te loolu flagrant délit la sax jarul ñuy lever immunité parlementaire am parce que daf ko wax nit ñi dégg ko ci pël la ko wax Sénégal ñu ko dégg pël bëri nañ parce que y a une forte communauté waaw am na ñoo xam duñu ay pël sax te dégg nañ pël loolu flagrant délit la loxo ci poste la parce que daf ko wax kooku procureur daf ko waroon a jàpp mais procureur bi c'est le procureur de l'APR le procureur de l'APR mooy Bassirou Gueye boo bokkee ci APR wala nga bokk ci Benno Bokk Yaakaar boo taxawee saaga sénégalais yëpp ndey sax moom du la wax dara waaye day xaar nag ba ku contre Macky Sall nekk ci opposition bi wala nga nekk société civile bi wax dara wala nga def dara mu jàpp la tëj la ci kaso bi mel ni gaynde si sa kaw te Aliou Dembourou Sow boobu noonu tey moom heure bii ci kaso bi la ko waroon a fekk jarutoon sax ay levée immunité parlementaire kooku da nga koy jàpp yóbbu dóor ko mandat de dépôt ba pare yóbbu ko flagrant délit atte ko tëj ko ci kaso bi mais defuñ ko parce que il est avec Macky Sall léegi nag majorité ba ña ngay rey seen bopp assemblée nationale ñoom Kiriko seen paa bu leen jiite Moustapha Niasse avec problème yi Sénégal am yëpp nee nañ léegi dañuy def ay commission ad hoc pour lever immunité parlementaire bu Ousmane Sonko quoi ak problème yi Sénégal am yëpp ndeysaan léegi am nañ occasion pour toroxal un adversaire boo xam daf leen a sonal te 2024 adversaire boobu moo leen nar a yóbbu ci poubelle ya xam nga ñoom ay mbalit lañ dañu leen di jël dem ubbi poubelle yi sànni parce que dañoo nëb ñoo yàq Sénégal ay pas yoo xam ne depuis bi ñu amee indépendance ba léegi ña ngi ca nguur ga Moustapha Niasse depuis Senghor la commencé nekk directeur cabinet ministre nekk na premier ministre ñaari yoon nekk ministre des affaires étrangères 93 ba 98 moo nekk ministre des affaires étrangères 83 nekkoon na premier ministre nekkoon na directeur cabinet Abdou Diouf ay 1975 laa lay wax nii ay conseiller 1962 ak 63 ca temps yi ñoom Mamadou Dia ba léegi mu nekk ci nguur ga mag gi mu doon sax moom tey mënoon na gis Macky Sall ak lu mu ànd ak Macky Sall di def yëfu ñàkk fayda mu ne ko Macky sa yëfu ñàkk fayda yi teg ko ci suuf bàyyi sa yi ngay def lii amul njëriñ jox ko de très bons conseils su ñuy wax naan mat naa bàyyi cim réew loolu moo tax su ñuy wax mat naa bàyyi cim réew mais loolu moo tax mais mag moo xamante ni yow nit ñi dañuy def lu bon xale yi dañuy def lu bon nga leen ciy jàppale tey jii seen jot boobu ñu am ne dañuy lever immunité parlementaire boo xam ne benn dossier la benn xale bu jigéen bu ñu monté te ñëpp xam nañ ne dossier bi affaire yu politique la ñoom ñu nekk fa ne dañuy lever immunité parlementaire pourquoi pas ñu jël seen responsabilité mais lii jaru ko nañ bàyyi Sonko mu àggali mandaayam ñu bàyyee dossier bi classé ko fële teg Sénégal continuer parce que instant bii nii corona ba ma nga fa nit ñaa ngi dee ñu nekk ci problème mu Ousmane Sonko ak Adji Sarr man Adji Sarr des fois sax du ma ko bëgg a tudd parce que pour man su ma ko tuddee dama koy defal promotion te xale bi mérité wul sax loolu quoi fexe nañ ba xale bi siiw quoi bu doon benn jigéen bu am classe sax am personnalité am une forte personnalité quoi am classe mu tane quoi mais xale taxawaalukat yooyu noonu bu ñu waxee ñu naan da ngeen di xas xale bu jigéen bi mais duñ ko xas nit ku nekk ni nga mel loolu lañ lay wax noonu lañ lay waxal bi affaire bi amee tag gis ngeen mbokkam mi ñoo njëkk a génn seede wa ma shahidna illa bi ma allimna lañ def mbokkam mi ñoo génn ne xale bi nekkul xale bu jub day taxawaalu tekkatu dil la ngay dégg ay témoignages ay
xale bu góor bu nekkoon jifeer deal bi mu ko teg ñu ne tamit benn profam masoon na ko jiiñ viol encore dossier moom bu ubbeekoor ñu ne kii nii plaignante bi wala plaignant ba fenkat la man moom damay daal di retiré wu parce que fenkat moom il ou elle est capable de tout faire suñ ne kii gis nga fenkat mën naa taal réew fen day taal réew indi guerre te gis nga réew mi tey situation bi mu nekk fenkat moo ko indi mooy koo xamante ni c'est une menteuse une manipulatrice parce que moom moo dem gis booy boobu noonu ñuy wax Sidi Ahmed Mbaye ne ko man maa ngi maase Ousmane Sonko Sidi Ahmed Mbaye dem gis ay ponkal yooyu nag exploité affaire bi te ñooñu lan moo tax bàyyiwuñ gendarmerie continuer seen enquête mais procureur dafa boucler enquête bi parce que bu enquête bi continuer gendarme ñu ngi woon ci yoon bu baax a baax gis ngeen PV yi mu boucler enquête bi te pourtant procureur mënoon na def réquisition au niveau de la Sonatel wala yeneen opérateurs yi ay kii nii nu mu tuddati Free ak Expresso ñu xool ñan ñoo doon oo Adji Sarr ñan la doon ootel ak message yu mu doon envoyé ante ak ñoom mais boucler na enquête bi parce que bëggul enquête bi avancé parce que bu enquête bi avancé ñoom ñëpp dañuy daanu dëgg rek moo wóor te Ousmane Sonko moo nekk ci dëgg te ñëpp xam nañ ne lii deal la tey jii boo jëlee 99% des Sénégalais waxuma la ay 90% de ñëpp ils sont avec Ousmane Sonko ñëpp Ousmane Sonko la ñu àndal ci dossier bi ñoom dañoo wéet au sein de leur coalition rek laa la wax am na ñoo xamante ni dañoo garder seen mutisme noppi parce que d'accord uñ sa bu ñu waxee waa ji créé leen kenn rek laa gis mu jël responsabilité am génn dal seen kaw mooy gorom bi Adama Faye te dafa bett ñu bëri dégg ngeen ko tey ci revue de presse bi lu mu wax nee na suñu yëfu ñàkk fayda yi ñuy def nañ ko bàyyi nekk di acharné wu ci ay benn opposant bëgg kaa yàq te wax na dëgg Sénégal problème yi bëri nañ te Ousmane Sonko mii tey yéen mënu leen ci moom dara da ngeen di noppal seen bopp Ousmane Sonko ñun ak moom ba 2024 ca palais ba incha allah te gis nga peuple bi dina leen wan ne ñoom ñoo leen ëpp doole peuple bi moo ëpp armée bi doole moo ëpp police doole moo ëpp gendarmerie doole te Macky Sall tapet la xam nga boo tapetee yore police yore gendarmerie yore armée bi da ngay gaaw a tiit tapet bu tiit baaxul bu tiitee rek dafay gaaw utiliser doole du ànd ak sérénité te Ousmane Sonko fu mu nekk nii il est serein waaw malgré nappaate yi ñuy def di jàpp ay ñoom Birame Souleye Diop ay jabaram pour ñoom dañuy dem jàpp les membres du parti PASTEF pour mën a intimider ñeneen ñi tiital leen pour duñ mën a génn parce que ñu ne Mahmoud Saleh moo porte plainte ne dafa recevoir ay menaces mais Mahmoud Saleh mooy kan mooy Mahmoud Saleh koo xamante ni mooy defal Macky Sall sale boulot yi moo koy conseil yu bon yi muy def nii yëpp moo ko koy conseil loolu la gars yi wax léegi Mahmoud Saleh moom suñ ko menacé de mort dañuy dem jëli ñëpp dugal ci kaso bi parce que Mahmoud Saleh lañ menacé de mort quoi mais ñaata nit lañ fi menacé te mujjul fenn dossier yaa ngi ca armoire ya ca tiroir ya parce que Mahmoud Saleh est avec Macky Sall tey jii Ousmane Sonko tey bu amutoon problème bii nii mu nekk nii ku ko envoyé message menacé ko xam naa sax yàgg na recevoir ay menaces de mort ak yooyu bu demoon porter plainte tey kenn du ko yëg parce que Ousmane Sonko la àndut ak Macky Sall loolu mooy affaire bi léegi nag ñun loolu la ñuy xeex gis nga réew mi 2 poids 2 mesures moo warta am ci réew mi Sénégal ñëpp a ko bokk il faut que benn président bu mënti ñëw tey muy Ousmane Sonko di keneen il faut que liy jeex li am ci Macky Sall dafay jeex da ngay ñëw dañ laa fal président nga gérer sa gouvernement nga bàyyi justice bi def liggéeyam député yi tamit nekk ay député yu am fulla ak fayda ñu xool mode d'élection bi nan la ñuy falee député liste nationale bi ñu dindi ko ku bëgg a nekk député nga dem sa département nga campagne fa ñu fal la nga légitime ñëw représenter sa département mais tëdd di nelaw Macky Sall jël ne defal Khoudia Ndiaye ca liste bi defal Mor Diop Ousmane Ndiaye ñu bind la nga tëdd di nelaw ñu def la ci liste nationale bi nga yeewu rek dégg ci rajo ñu ne yow tu es député mais boo demee député Macky Sall ngay nekk su ne woon nañ rendi nit ñi sax wala ñu bombarder benn dëkk sax nañ voté loi boobu assemblée nationale ñu bombarder Casamance wala Kaolack wala Tamba nga ne d'accord na parce que da ngay jàpp ne waa ji moo tax nga nekk député léegi mode d'élection boobu tamit war nañ ko xoolaat ñun daal lu ñuy xeex mooy président boo xam ne bu ñëwee day nekk le président de tous les Sénégalais démissionné à la tête de son parti képp bépp Sénégalais bu am compétence ñu jël la fal la nga liggéeyal sa réew Macky Sall
dafa jël réew mi jàpp ne réew mi réewam la moo ko moom bañ na ko ba buy def adresse à la nation sax bii passé nii dafa teg famille bi nii mel ni ku nekk ci royaume teg Amadou teg Khadous teg Marème ak Ibrahima di wax ak sénégalais yi nag di wax lu ko neex quoi boo ko posé question bu ko arrangé bu mën a du ci tontu di esquiver question yi quoi loolu dafa war a jeex te loolu yëpp lu ko waral mooy dafa am ay sénégalais yoo xamante ni jay nit moo leen neex da ngay boo nekkee président rek dañuy ñëw di nekk sa nopp yi lu nekk ñu wax la ko naan la non gis nga autopont yi nga fi def ah yaa fi def lii yaa fi def laa doo moromu gars yi même Abdoulaye Wade mi lay yar ci wàllu politique sax yaa ko dàq liggéey doo morom moom tu es le meilleur président li nga fi def kenn mosu ko fay def te ñooñu ñëpp dañuy fen gëmuñ ci daara xam nga lan lañ bëgg Macky nekk ci nguur ga jox leen ay poste ñoom ñu continuer di nekk ay ministre ay directeur di gérer seen ay poste di sàcc xaalis am seen ay passeport diplomatique seen njaboot nekk ci jàmm ñun ñu nekk dans la pauvreté ñun nekk dans la merde loolu rek lañ si jublu voilà donc daal appel bu may lancer sénégalais yi résistance encore une fois du xeex du sànnante xeer du taal ay kër wala ay édifice public loolu du résistance mooy bañ Mali récemment suñu ay dëkkandoor lañ Mali suñu ay voisins lañ def nañ fi benn résistance boo xam ne réussir na te pourtant coow jubul y avait pas de violence dañoo dem occuper benn place rek ne dañuy exiger le départ de Ibrahima Boubacar Keïta bu ñu demee ba affaire bi dégénéré mais armée bi ñoo dem jële ji Ibrahima Boubacar Keïta ñun nag loolu lañ bëgg il faut que ñu wan Macky Sall ne ko Sénégal moomu ko def benn résistance boo xamante ni une vraie révolution boo xam ne le départ de Macky Sall la ñuy exiger mu génn réew ma ñu organiser des élections fal kenn kooku bu ñëwee toog dina xam ne peuple bi kat léegi dafatuñ su bëggee def ay dérive dina xalaat ne Macky Sall de bi mu fi nekkee di dof la peuple bi dañoo wàcc nee na génn réew mi ba mujj génn réew mi loolu mooy sensu révolution ak résistance bañ fippu mais nag violence bi bu am toujours ci Sénégal force de l'ordre yi ñoom ñooy ñëw semer désordre moo tax violence yi am ñoom ñooy njëkkee violence bi toujours mais sénégalais yi tey ñu bëri dañoo cool am na ñoo xamante ni bu ñu sañoon duñu lakk pono duñu taal kër mais su fekkee nit ki dafa am problème ay partisans yam ñëw taxaw buntu këram ngeen mel ni ay ñu nekk ci guerre ah indi ay armes ñëw taxaw ci ay terrasse di viser di dóor ñoom ñoo indi affaire bi parce que ñoom ñoo provoqué nit ñi bu ñu ñëwoon commandant bi wala commissaire ba ñëw organiser nit ñi na leen respecter leen distanciation yi wala takk leen masque yi def leen nii nangam taxaw rek di leen surveiller di contrôler mais ku noonu problème du fa am parce que dañoo ñëw indi violence booy uyu si leen ci violence ba li ci am xëy na nag ñoom ñoo ko tey pour bëgg a dugal Ousmane Sonko xam nañ ne affaire viol bi du dëgg ñu ne léegi comme Ousmane Sonko defoon na discours démb léegi bu booy lakkee dëkk bi ñu ne Ousmane Sonko léegi dañ koy toppee appel à l'insurrection dafa oote pour ñu taal dëkk bi loolu lañ si jublu woon mais loolu du jàll na Ousmane Sonko kenn du ko def dara mot d'ordre bi loolu la ñuy exiger mooy Ousmane Sonko kenn du ko laal dañ koy bàyyi mu am jàmm di opposé wu Macky Sall xam ne opposant dafa war a am ci dëkk ba su bëggee jàmm na bàyyi Ousmane Sonko ñu doxal ba 2024 mu tëgg ay élections yoo xam ne moom du ci bokk parce que il n'a pas le droit de se présenter pour une troisième fois tëgg ay élections Ousmane Sonko ñëw jël parce que xam nañ ne fu mu nekk nii moom mooy le candidat le mieux placé pour gagner élection yi 2024 loolu lañ xam moo tax ñuy rappi tiit amatuñ jàmm parce que foog nañ ne bu Ousmane Sonko ñëwee ñoom ñëw ci kaso yi lañ jëm bu Ousmane Sonko ñëwee justice bi lay bàyyi mu def liggéeyam justice bi dafay am indépendance yoonam du ci nekk moom du manipuler benn juge waaye nag en tant que président nag dina yebal ay corps de contrôle ñu ñëw contrôler reddition des comptes am bu laajee nga dem justice xaalis Sénégal bi nga sàccoon nga génnee ko wala ñu yóbbu la ci kaso bi tëj la loolu la ñuy ragal te Macky Sall sax moom bu wàccee war na def kaso quoi parce que lu tax moom mu jël kaso yombal ko def ko comme naan ndox ba ku sëqat Macky Sall dem tëj la ci kaso bi te jéemut sax régler situation kaso bi gars yi ni ñuy nekkee ci kaso ba dafa métti kaso yi dafa métti conditions yi métti mais jéemu ko sax régler yoonam nekk ci moom daal ay kasoom la yore ku ko fontoo Macky Sall dugal la ci kaso bi ay jugeam la am
juge yëpp Macky Sall moo leen mooy seen baay moom daal day toog soo amee moom problème mu boole la ak ministre de la justice am ba mu boole la ak benn juge ba jàppale dem yóbbu ci kaso ba tëj rap parce que nag masul ñam kaso moo tax xam nga ay ñoom Abdoulaye Wade ñam nañ kaso ñoom xam nañ lan mooy kaso ak ñoom Mamadou Diop Decroix ak ñi daan xeex ñoom Bathily ñoom Landing Savané ñoom ñëpp jaar nañ ci kaso xam nañ lan mooy kaso xëy na ñoom bu ñu nekkoon président duñ def ni Macky Sall di def mais comme Macky moom li mu am dafa yomb te xamu ko moo tax muy abusé wu nii dafa ñëw rek première participation xam nga créer parti première participation élection présidentielle nga nekk président mu yomb lool waaw gannaaw bi nga génnee ci Abdoulaye Wade def fa 8 ans occupé fa pas mal de postes comme ni ma ko waxee woon sànq directeur général Petersen ba nekk président de la république lim chômé bëriwul 2008 la jógee ci nguur gi créé partem 2009 je pense décembre 2008 si su ma juumut si la créé parti bi APR après ñu dem 2009 mu bokk ci coalition Benno Siggil Sénégal bi ñu gagné ay maire yu bëri ci la gagné waatoon Fatick parce que Fatick dañ ko yónnee woon délégation spéciale après mu dem gagné waat maire yi Fatick bi léegi ñu dem 2012 nag mu nekk président démissionné maire yi Fatick jox Matar Ba di doxal ministre du sport. donc daal Sénégal nañ pare quoi te yéen ñi nga xam ne yéenay wax naan ay ñu nekk Europe dañuy wax naan na nit ñi wàcc ci mbedd mi adduna bi mu bindoo ba léegi il faut que mu am ñoo xam ne dañuy tukki loolu mënta ñàkk waaye nag nekkul ne da ngay tukki tamit noppi ci sa réew loolu boo ko defee bëggoo sa réew ñun mënoon nañoo tukki après noppi mais suñ ko defee dañuy nekk complice dafa am situation yoo xam ne bu amee ku noppi rek yow complice nga te man képp ku ma wax loolu sax da maa xamul mais man Macky Sall daje nañ ci terrain man ak moom 2011 di xeex fight boobu mooy temps yi Ablaye Wade ay le 23 juin ay place de l'Obélisque bi Mamadou Diop di dee jour boobu vendredi boobu maa ngi fa Mamadou Diop moo noddu maa ngi ci archive yi jour boobu maa ngi sol benn xaftaan bu verte mu ngi ci archive yi di dajeeg ay ñoom Youssou Ndour ci terrain bi Youssou Ndour taxaw nii ci podium bi di wax man nekk nii ci gannaawam kon yéen ñuy wax naan ay da ngeen a nekk Europe di wax nit ñi nañ wàcc ci mbedd mi ñëw leen yéen da ngeen a réer xam nga li ngeen def moo gën a bon mooy sa réew di toj benn waay nekk fa di buum yi di toroxal nit ñi ngeen nekk complice am su nit ñi di leen xeexal ngeen di saaga nit ñi di leen xas te amu leen argument benn argument rek ngeen am mooy ñëw leen suñu waree ñëw dinañ ñëw ñoo leen gën a bëgg réew mi fuuf te duñ ay tàppet nag bu eboo ngeen xam loolu kon ñu ngi au Sénégalais yëpp à la résistance nañ bañ bu ñu naree sànq Ousmane Sonko na Sénégal yëpp génn ne lii du fi amee une bonne fois pour toutes ñu tàggoog Macky Sall jaa ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.